jaajëfal si teewlu bi seen émission face to face amaat mbégte dellu siwaat tey nag ñu am mbégte bu mag a mag a mag dalal pour la première fois dans cette émission un grand monsieur boo xam ne moi je le porte dans mon cœur et yéen nag xam ngeen ko bu baax bu nekk bëriwul lu muy def ay émission yi ni mel lui c'est Pape Mayel Thiam bu ma ko waxee rek seen xel yéen ñëpp dem ci administrateur général bu Alliance pour la République bu président Macky Sall mu bokk nag ci premier compagnon yu président Macky Sall yi bokk ci sénégalais de la diaspora yi nga xam ne ba kenn gëmul woon ñoom ñu gëm Burkina Faso la nekkoon bay fa waaram am fa njabootam am fa ay yëfam waaye terewul ba président Macky Sall wootee mu gëm ko bàyyi léppam sacrifier léppam ñëw fekk si ko fii Sénégal dellu si réewam parce que ne gunge président Macky Sall xam ko ma xam ko nag moom bu baax a baax xam fi mu teg président Macky Sall xam aussi sens bi mu jox compagnonnage boobu ak aussi surtout nag au-delà de tout ça fi mu teg Sénégal kon tey maam mbégte dala Pape Mayel Thiam ma wax na ci beneen wàll mooy premier vice-président bu Haut Conseil xaw ma lan ci conseil quelque chose tur baa xaw a gudd au HCCT waaw territorial et cetera nangam sangam donc moom daal mooy premier vice-président bi bien que nag li may jàpp mooy dëgg-dëgg mérite na leneen lu gën lii ndaxte ku actif la ku bëri bagage la ku bëri bagage nag doo ko tënk ci benn yëf boo xamante ni kenn comprendre lu mu demee xam ne après nag grand di nga ma xaw a dóoraale ci li ma wax commentaire yooyu ma ci bëri xalaale dina xam naa di nga am après noo defanteeg man mais vraiment grand je te remercie beaucoup ci li nga jëlee ci sa temps nangu sama invitation nag si jamono ji nga xam ne sa gars yi ñi nga bokkal par dina si dellu siwaat ay waa feur yu mag la ñu ndax ña ngay daw plateau yi bari donc yow nga nangu ñëw waxtaan ak sénégalais yi waxtaanee président Macky Sall ak nguuram ak yëfam donc loolu defe naa ni c'est la moindre des choses lu ñu mën a xaar ci quand même koo xam ne mooy ànd ak jegeñaale président Macky Sall rawatina nag nga koy téyal li nga xam ne mooy parti de accueillir ak a dalal militants yi ma gërëm la bu baax nag aussi ci patience bi nga am dëgg-dëgg nangul ñu sunu réglage technique yeeg ñu ni mel ma lay jégalu bu baax nag ci ndax amoo temps mais toog nga pendant presque plus de 3 heures de temps calmement patiemment di xaar ñu pare sunu réglage yi Alaaji Maaw Cissé bu ñu paree dañ ko jox demande d'explication moo ña ma àndal kon grand ma bàyyi la mu nuyoo Sénégalais yi lay seetaan sa militants yi ak sa mbokk yi nekk Burkina Faso nga xam ne c'est ta deuxième patrie sinon je n'ose pas dire la première. asalaamaaleykum Aïssatou maa ngi lay gërëm ci sa invitation bi di la sargal di la balu àq également di baal àq ñëpp maa ngi nuyu mbooleem sénégalais bu ñuy seetaan fii ci biir Sénégal di ci boole également mbooleem sénégalais bu ñuy seetaan ci bitim réew parce que xam naa ni yéen li seetaan dañ leen li seetaan bu baax bitim réew. Tout à fait. di nuyu sama mbokk yépp yi nga xam ni ñoo nekk ci Alliance pour la République nekk ci Benno Bokk Yaakaar waaye également di nuyu di sargal bépp acteur politique bu nekk ci Sénégal ak bitim réew te xam ni lu ñu mën a woroo ci ay xalaat ay doomi ndey lañu di beral nuyoo nag waa Pikine surtout rawatina nag waa Guinaw Rail Sud di ñaan yàlla suñu waxtaan wi yàlla nañ ci jëlee njëriñ. amiin yaa rabbi man ak yow ñoo bokk Pikine alors grand sans plus tarder mais bala maa xuus nag ci émission dafa am ñu ma laaj ne ma bis boo invité Pape Mayel Thiam laaj ko lan mooy rôle ak mission administrateur général du parti loolu sa liggéey lan la ci parti bi. xam nga parti politique association la. waaw. association bu dajale ay doomu aadama yu bokk bëgg-bëgg bokk gis-gis yu bokkit la nga xam ni moo tax parti politique jóg mooy élection bu ñëw nga gagné jël nguur gi ba pare téye ko dafa di nag kuréel goo xam ni ay doomu aadama yu bëri ñoo ciy dajaloo
ñii bokkuñu nañ leen yare ñii bokkuñu nañu jànge ñii bokkuñu maanaam gëm-gëm ci wàllu politique. alors organisation bu mel noonu dafa laaj ñu koy coordonner di ko administrer maanaam di dimbali nit ñi ci seen xalaat ci seen positionnement. suñu responsable bu ci nekk bokk naa ci ñi nga xam ni dama la war a jàppale ba fa nga nekk gën a dëgëral sa taxawaay. di recevoir militants yi di leen orienter di recevoir militants yi di leen déglu su ma leen dégloo ba pare yi nga xam ni mën naa koo faj man ak ministre yi wala directeur yi ma faj ko directement yi nga xam ni xaw na ëpp sama loxo te laaj na benn décision boo xam ni président moo ko war a jël ma wax ko président de la république. di déglu ñëpp nag di dimbali aussi président ci xalaatam ci orientation parti bi ci orientation politique. waaye it également di def maanaam loolu ñuy wooyee management émotionnel. ndax parti politique nekkul lu dul ay émotion rek. nit ñi dañuy ñëw ñii jaaxle nañu. ñii xaw nañu frustré ñii maanaam bëgg nañu am lu leen gën a leer ci orientation wu parti bi. man la fa président ci confiance am. man la fa teg may jouer rôle boobu. mu nekk comme rek. Manager général comme ni ñuy gérer entreprise rek noonu loolu lay taxawee ci biir Alliance pour la République. dana muy taxawaay bu am solo ndaxte loolu tamit yaakaar naa ne formation politique bu ne soxla na ko te gis nañ sax ne bari na fi en réalité. alors ñu dugg kon Pamela Thiam ci biir émission bi ubbee ko ak question d'actualité mu aju ci procès wala verdict procès bu Lamine Diack ak doomam ak yenn si ay jegeñaale dégg nga verdict ba nga xam ne quand même xaw na diis nag dëgg-dëgg ci ndoddu sunu compatriotes yooyu ay 4 ans dont 2 ans sursis pour Lamine Diack 5 ans pour Massata Diack bu amu ànd nag ak amende yu diis ay saisies ak ñoomin seen ak ci wàllu koppar daal loo xam ne dëgg-dëgg war nañ ko jox dédommagé ñu bari daal donc foofu li ma la fay laaj mooy d'abord ban njàngat nga am ci verdict bi ak aussi lenn loo xam ne ñu bari leen dañ koy naataable mooy est-ce que nguuru Sénégal dëggantaan taxawaay bi mu waroon a am ci wetu Lamine Diack est-ce que am na ko dëggantaan. bi ma déggee verdict bi dama am lu ma metti ñetti yoon. dama am lu ma metti d'abord parce que sénégalais la te sénégalais bu mu mën a doon ak foo mën a nekk bu fitna dalee ci kaw ñun sénégalais dañu war a ko mettitlu jàppale la. beneen bi mooy dama am lu ma metti ndax ay atam te koo xam ni liggéeyal na Sénégal liggéeyal athlétisme mondial dem ba nga xam ni que ni mi ngi toll ci période boo xam ni dafa war a noppalu ñu teg ko boobu fitna loolu aussi nekk lu ma metti bi ci des mooy ndeysaan sama xel dafa dem ci doomam dafa am benn doom bu tudd Binta Lali Diack sama étudiante la woon booba ñu ngi doog a démarrer IAM bi man Moustapha Maba Guirassy ak sam benn xarit bu ñuy wax Mafal Dia Binta Lali Diack ci première promotion boobu la te promotion boobu yàlla dafa doxal benn cofeel bu am suñu diggante ba nga xam ni tey bu ma toogee dégg ni kilifaam moo nekk ci fitna yu mel noonu daf ma metti di ñaan yàlla na ko ko yàlla teggil léegi nag ñu jëm ci wàllu taxawaayu nguuru Sénégal man de am naa ci yaakaar bu baax président mësul seetaan benn sénégalais ci biir réew mi wala ci bitim réew bu nekk ci fitna te taxawu la seulement juridiction bi ko condamné du juridiction wu Sénégal waaye ñàkkul mu am ay pexe yoo xam ni daañ ci mën a jaar ci wàllu coopération ba nga xam ni que ni dana gën a oyof ci moom beneen bi mooy wax nañu lu bari ne président Lamine Diack li ko jural tolof yi mooy na mu doon financé lenn ci opposition bi nga xam ne moo doon jàmmaarloo ak président Ablaye Wade et que jot na sax moom si boppam sax jot na reconnaître ci kanamu enquêteur yu office central de lutte contre les infractions financières et fiscales yu benn kuréel boo xam ne mi ngi France moom nangu na fa sax ne dëgg-dëgg
jot na ay koppar ci ay russe ba pour lépp pour mënoon financer opposition bi nga xam ne moo doon jàmmaarloog Wade pour élection locale yi woon jamono yooyu. bu ñëw opposition bu 2012 nag xel yëpp dañuy jàpp président Macky Sall nous sommes en 2008 2012 jamono jooju est-ce que yow ci sa xam-xam li nga xam ci parti bi ak xëy na ci président Macky Sall foog nga ne d'une manière ou d'une autre mënoon bénéficier woon na à l'époque ci financement yooyu la président Lamine Diack doon dund te mu juróo ko jafe-jafe yi ma am nii. man yàlla daf ma nattu mënumaa wax lu ma xamul. li nga xam ni xam naa ko daal ci suñu financement wu parti. mooy ca bañ ca tollee. waaw sénégalais yu bëri ñoo jóg takk seen ndigg. ñii sol seen mbaxana. ñii laxasaayoo. jóg kenn ku ci nekk def la nga mën ca jamono yooyu. gis naa ay jigéen ñoo xam ni ca jamono yooyu. dañu jaay seen or. gis naa ñoo xam ni dañu jaay seen kër. gis naa ñoo xam ni dañu jaay seen fas ñii jaay seen tool. ñun noonu la ñu àndoon noonu la ñu taxawale woon suñu parti. mësuma dégg it benn financement boo xam ni jóge na ci président Diack. ñëw ci suñu parti. la boog bañ koy def man yëguma ko waaye li nga xam ni daal xam naa ko. te ma ci continuer di ci sargal. di ci gërëm ñooñee nga xam ni que ni ñoo jógoon takku. ñun APR dañ ko taxawal ci ay fànn yoo xam ni. maanaam ay fànnu ngëm-ngëm la. dañ ko tegoon ci ay valeur ñun ñëpp bañ koy def kenn xamutoon ni ndax dinañu gañe nguur gi. waaye nekkoon na loo xam ni gëmoon nañ ko te jaraloon nañu. moo tax souvent dama naan boo dee seet sénégalais bu gëm boppam bu gëm li muy def. boo na nga dem seet ko ci militant wu APR. te rëccu wuñ ko it ndax la taxoon ñu koy def muy réew mi ngi avancé ka taxoon ñu koy def muy le président de la république. la nga xam ni moom la ñu yaakaaroon ci moom. ñeel liggéey bu mu war a liggéey réew mi suba su xëyee mi ngi ci. mais yaakaaruma ni que ni ñun. jotoon nañu ci financement yooyu. loolu leer na léegi bu ñu jógee nag ci yëfu président Lamine Diack dañuy dal si inondation yi nga xam ne fi mu ne moo lëmbee réew mi ba nga xam ne daanaka Covid 19 bi sax presque xaw na ko éclipsé tuuti mais dañ ñëwaat nag ci Covid bi balaa émission bi di jeex ci inondation yi bëri na sénégalais yoo xam ne comprendre ñu président Macky Sall 15 jours après ba lu ëpp ci réew mi di pëtax pëtaxi ci ndox mi ñiy ñàkk seen kër ñi ñàkk seeni ay yëf seen ay bagages ak yu nangam ñi dëkk ba tey ci ndox mi ndax amuñu fu ñu dem moom seetiwu leen te terew ko mi ngi génn ci réew mi dem si ay sommet ñu ni mel ba bëgg dem lay doog a dem ba mu demee bu ñu taxawee rek si forme bi ñu bëri ñaawlu anam yi mu fa demee mooy gisantewul ak sinistre yi seen bopp ña nga toogoon ci ndox mi di ko xaar mais dafa dem ci geneen wet goo xam ne moo gën a sedd ci moom ak la mu sol costume ay souliers yu ni mel ñu bëri doon xaar la image bi ñu gisoon ci moom en 2012 ba nga xam ni ko doo ko fal 3 mois après inondation yu forte am comme yu ni mel mu dagg léppam Afrique du Sud ñëw ba mu ñëwee am na melokaan bi mu ñëwee woon melokaan boobu la ñëpp ñu bëri doon xaar bi yoon amul loolu erreur de communication la boo xam ne moom lañ ko mën a imputer wala ñu koy xelal ci communication la wala boog tout simplement président Macky Sall dafa faale wu askan wi. xam nga man Aïssatou wax dëgg yàlla xalaatuma sama xel xalaatul jëm ci loolu ndax li tax may wax loolu mooy nit du fàtte démb. te as gor buñ la lebalee teraanga da nga koy xam. d'abord maa ngi masaw mbooleem koo xam ni. nekk nga Kër Massar ak feneen. te mbënd mi maanaam yóbbee la fitna. lu metti la. maa ngi leen di comprendre également. waaye bu ñu delsee ci président Macky Sall. lu nekk lañ ko mën a wax ba mu des yërmande. mais Aïssatou kenn mësul xalaat Sénégal ni benn président de la République dana ñëw ni man danaa jël ay plus de 30 milliards di ko jox ay jigéen ñoo xam ni seen borom kër jiitu na leen barzak seen loxo jotul seen digg ginnaaw ma leen koy andil ndimbal loolu yërmande rek moo mën a tax ñu def ko. kenn mënutoon xalaat Sénégal amoon na ay jamono bu jigéenu wérul tolloon ci diggante te mu nekk grossesse bu difficile borom këram la muy njëkk a xalaat mooy fan lay jëlee xaalis maa lay nettali benn anecdote
dafa am benn waay joo xam ni ci jamono yi juste ñun avant ñuy ñëw soxna si dafa tolloon ci diggante ñu yóbbu ko mu nekk góor gu mag yoroon daara bañ ko yóbboo mu ñu ni ko kat sa jabar faaw dañ koy césarienne mu daal di dem ut xaalis ut mbokk yi ñi di ko jox 2000 3000 nangam mu dem sax ba jaay xaru tudd ma mu doon yar ba mu demee ba jaay loolu yëpp jël xaalis bi ñëw di waaj a fay césarienne bi fekk soxna si faatu mu nekk lu tiis yu mel noonu président de la république jël ko ci mbaggam ni kenn dootu fi fay césarienne ci Sénégal waaw maa ngi ñëw ci inondation yi mais dama bëgg a wax rek ni que ni nit ku mën a xalaate noonu mënut a toog ay sénégalais nekk ci fitna lu mel ni mbënd te mu ñàkk leen a faale. mais pourquoi seetu leen 15 jours mu xaar ba 15 jours après ba ñëpp wax ku ne wax ba sonn mu doog a dem te ba mu demee xool na mu demee. man de bu doon mën a. président teeloon fa ñëw te def fa dara. mu mujjee ñëw nii. andil leen 40 milliards pour ñu liggéey canalisation bi. ériger leen en département man de bu doon mën a moo ma gënal te it nag président de la république. ak lu ko yàlla mën a may ci pouvoir mais doomu aadama la mënta ñëw moom ak ay loxoom rek ni dana manque ndox mi yëpp la nga xam ni war na ko mooy ba inondation bi amee joxe na ay instruction ñu taxawal plan Orsec am na ay dëkk yoo xam ni que ni dañ doon tiitaru ci man naan ma ñun de joxe nañu juróomi milliards pour jàppale suñuy sinistré ma ni ko ñun de ñu ngi wut lu ëpp lu ñu dolli ci fukki milliards yi yooyu moo am solo am na yenn forme yoo xam ni buñ ci nekkee di attardé wu rek soo moytuwul solo maanaam li état bi di def boo moytuwul dana xaw a ñagastu dana xaw a xajam te loolu moo intéressé population yi lan moo leen génne ci ndox mi lan moo leen di génne ci ndox mi président bi joxe na ay moyens pour que ñu manque ndox mi le plus rapidement possible te xam ni que ni ay satu ndox mi wadd ren mais kenn mënu ko woon prévoir leer na ma leer yàlla ni que ni bu fekkoon ni président de la république yàlla waxoon na ko ni bërëb atub sàngam ndox mu toll ni moo fi dana jël pexe yi ndax ba mu ñëwee jël na ay pexe yu méngoog la nga xam ni moom la ñu tàmmoon di jot ci wàllu ndox te gis nañ ni que ni mbooleem foo xam ni projet jaar na fa wala programme décennal de lutte contre les inondations jaar na fa mais ndox desu fa. waaw mais xam nga Ba Mayel monsieur le président wax nga léegi lu am solo wax nga ne. président Macky Sall ba mu demee am na lu mu teg ci table bi la mu teg ci table bi mooy comme li nga wax sànq da nga énuméré yokk na ay 30 milliards yokk na ko ci gafaga gi ak même sax benn 13 milliards pour ONAS nga xam ne ñu mën a réseau d'assainissement beeg yi ni mel dina def effectivement que Massar dina ko ériger en département mun na nekkoon 46e département du Sénégal mais yooyu yëpp baax na waaye dafa méngoog promesse électorale ci koo xam ne yow bi mooy sa dernier mandat dans si dellusiwaat waaye dama bëggoon laaj bi mooy yooyu mu wax yëpp mu méngoog promesse électorale est-ce que yaakaar nga ni président Macky Sall dina am possibilité matérielle technique mu def loolu mu résoudre immédiatement tout de suite et maintenant ce problème là te waxu fa benn yoon nag ay waxu recasement ndax ñu nekk ci ndox mi dafa naa dañu soxla aussi ku leen jëlee foofu pour gën a mën a accéder ci ndox mi. waaw Aïssatou laaj boobu dana ma neex loolu ma tontu ci man mi jàkkaarloog yow yëg naa bi banque mondiale ci diggante mbënd mi ñëwee am audience ak président de la république yokk ci programme bu ñu naan projet programme de comment dirais-je de gestion des eaux pluviales bi mbënd mi amee banque mondiale ñëw na dugalaat 30 milliards te banque mondiale kenn ku nekk xam na ni que ni du dugal xaalisam ci ay promesses électorales kon loolu avant président di ko wax ak yeneen yooyu la bokkoon di dajale parce que sa njaboot bu nekkee ci fitna li ngay njëkk a xalaat mooy naka laay def ba génne leen ci fitna xëy na loolu moo jëloon tuuti temps moo waraloon d'ailleurs mu ñëw waxtu wi nga xam ni ñëw na mais banque mondiale déjà teg na 30 milliards te fu ñu teg 30 milliards war nañ ci mën a def dara waaw mais Pape Mayel xam nga Sénégal keroog maa ngi dégg ku neex di wax naan Sénégal dañuy fooye milliards dafa ñu yomb président Macky Sall
mi ngi annoncé ay plus de milliards de fekki programme décennal de lutte contre les inondations bi dégg nga coow li ak polémique bi 766 milliards la ñu prévoir woon pour résoudre définitivement sous 10 ans li nga xam ne mooy inondation yi ni mel exécuté wuñu ko wala dañ ko exécuté en moitié xaalis ba fa waroon dugg yëpp fan la nàngam donc nit ñi di xaar quand même ñu leeral ñu xaalis boobu lan ma jot a dugg qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui a été fait qu'est-ce qui n'a pas été fait surtout les responsabilités yi bu sanction bu laajee sanction ñu sanctionné yooyu mais loolu lijjantiwu ko 766 milliards yi parce que dafa mel ni dafa passé par perte de profit annoncé waat na la avant muy annoncé plus de milliards yi mu wax di barki démb Kër Massar génn na fi déjà benn enveloppe de 10 milliards boo xam ne 3 milliards yi cash transfert la ko def donc bor du am rakk la olof di wax est-ce que jotul nag président Macky Sall pour mu leer ko ne 30 milliards li mu annoncé lii yëpp ne dina àgg ci ayants droit yi que enfin au Sénégal pour une fois ñi war a jot yëf yi dinañ ko jot li ñu war a def dinañ ko def bañ a am mbuxum bañ a am benn ñaawteef est-ce que waruñu d'abord lancer def benn enquête ci 766 milliards yële fu ñu dugg encore une fois c'est une responsabilité pour ne serait-ce que jox leçon ñii war a gérer ces 30 milliards dont on parle. xam nga Aïssatou taxaw saytu dafa am yoon. taxaw saytu dafa am yoon bu ñu nee tey 5 heures war nañu fekk Ndar man bu ma 4 heures fekkee Louga. wax dëgg yàlla war nga mën a yaakaar ni danaa agsi Ndar 5 heures. ci barke bu ñu yàlla dimbalee taxaw saytu 766 milliards yooyu. ak lu topp ci fukki at la woon maanaam 2012 te kat 2000 daanaka 2013 la tàmbali. 2013 ba 2022 ñi ngi nekk daanaka ci xaaju 2020. mais dafa amoon donc waaw am na dafa amoon nag ñetti pàcc nag. dafa am benn pàcc boo xam ni moo doon pàcc daar pàccu daar bi mooy ci jamono yooyu ñi nekkoon ci mbënd mi nañu fexe ba génne leen nañu fexe ba ñenn ñi nga xam ni que ni fa ñu nekk même bu ñu delloo seen kër du tere ñu nekkaat ci mbënd mi ndax ndox mi da doon bal ñu jëlal leen defal leen 2 junniy kër yoo xam ni ña nga taw feex ma lay fàttali que ni ci fukki at ak ñaar ñun fi wuutu juróomi téeméeri kër lañ defoon ci fukki at ak ñaar donc ñun ci ñaari at ñu def 2 junniy kër dugal leen ca loolu dafa bokk ci milliards yi ñuy wax boo demee tey ay gox yu mel ni que ni ginnaaw raay sud route nationale bi nga xam ni que ni boo daan ñëw ba côté Seras kenn mënu fa woon jaar Madeleine Senghor kenn mënu fa woon nekk Ouest Foire kenn mënu fa woon jaar bu mbënd mi amoon ak yeneen ak ay programme yoo xam ni dañu toxal ay doomu aadama muy programme de structuration bi waa ginnaaw raay sud ñu ngi may dégg am na sax benn gox boo xam ne muy ginnaaw raay nord fa ñu dëkkoon te ñu toxal leen fa la ñu def tey marché bu rafet donc yooyu moo doon programme d'urgence bi après président ni nag bu ñu defee programme d'urgence yéen a ngi fàttaliku jamono yooyu dañ doon jël nit ñi di leen yóbbu foire ba bu leen fàtte loolu bu leen fàtte ni que ni bu école mësaan di ubbi enseignants yi seen xel du dal ndax du ñu am classe yu libre parce que dañ ci logé woon famille yi ay famille yu dëkk ñetti mbaar famille yu dëkk ginnaaw raay famille yu dëkk jidde caaroy kaw famille yu dëkk caaroy gaar ak même ñoo xam ne dëkkoon nañu Kër Massar waaye lii tey dafa ñëw ëpp loxo nag àdduna bépp léegi ba tey ci programme décennal bi beneen phase bi nga xam ni phase court terme bi la moyen terme ñu def ci nag ay station de pompage ay Parcelles Assainies Touba également boo demee Kaffrine ak yeneen yi gox Louga d'accord nga ne tamit xaalis bi ba tey jii nii on ne sait pas qu'est-ce qui a été fait à hauteur de combien coûte bi dëggantaan on ne sait pas. xam nga day jafe wax nii ci citoyen moyen parce que tey boo jëloon tey 5 milliards nga tabax ci hôpital di nga mën di joxoñ ni hôpital bi waaye xam nga lu jëm ci wàllu gestion ay mbënd dafa nekk loo xam ni da nga war a gas boo gasee ba suul nit ñi transparent aussi waaw nit ñi dañu fàtte mais xaalisu réew mi la mais dafa jox si n'importe quel loxo et puis ñu bëri ñu jàpp tamit yu mel noonu ay plan Orsec yooyu en fait ay vecteur en tout cas ay canaux la yoo xam ne dañ koy utiliser pour enrichir ñenn ñi jox ay marché fictif X wala Y pour après derrière en bénéficier eux-mêmes. ku ko def rek mooy nga ndigalu président de la République te ku ko def ba ñu jàpp la yoon dana dal sa kaw. waaw mais ku ko def ba ñu jàpp la weesuwul problème 766 milliards yi
mais ñu ñëw nañu lii phase 1 bi lii ak li ma dugg fii lii ak li ma dugg fële léeg-léeg tout le budget jusqu'ici ay spéculation la ñu am mais on sait même pas évidemment tout le monde sait que tout le budget ne peut pas nekk benn enveloppe boo xam ne nga jël teg ko fee de côté pour uniquement pour loolu mais ci diggante bi am nañ fi créé nañ fi ay BRT ay terre yoo xam ne ñëpp dañuy ñaan yàlla ñun bala ñoo faatu yàlla nañ ci teg bët ay éléphant blanc yoo xam ne yaa ngi bàyyi lu ne kët ni jonn fële dugaloo fa sa xaalis bi dugal sa xaalis foo xam ne nii mënuñu ko jariñoo immédiatement mais c'est compliqué aussi. xam nga Aïssatou li ngay wax nii maa ngi fàttaliku jamono yu Ablaye Wade doon defar autoroute ñu naan soxlawuñu autoroute. bi président Macky Sall ñëwee di defar Ila Touba ñu ni kenn gëmu ko woon. waaye tey kenn ku ci nekk yaa ngi sant yàlla di jóge fii midi 3 heures fekk la Touba ñu ngi ciy sant yàlla pareil aussi ak Sénégal bi c'est-à-dire que gis-gisu président de la République moo mel noonu. li ñu tamaloon bu njëkk. te moo doon ay état yoo xam ni dañ fi ñëw di def ay petits projets ay tali yoo xam ni balaay am ñetti at tali bi toj et cetera le président ñëw dindi yëpp teg mais da ngay xool tey malgré defar nañu l'autoroute xoolal ñi dëkk Thiès wala ñi dëkk ay Diamniadio bu heure de pointe jotee ni nga xam ni que ni noonu la autoroute bi di feesee mais loolu tey bu ñu yàlla dimbalee ba TER bi pare mais loolu yëpp dafay ñoŋal suñu koom. mais tey kañ lay pare. mais incha allah ñu ngi ci. mais nga fekkee ñun. incha allah mais mbir mi moo demee noonu nekkul woon lu yomb. les xaalis bi ñu dugal foofu nag. nekkul jël ay budget fee dugal fële jël kii teer baa ngi ne di xobedaas ma nga ne taxaw kenn xamul kañ lay jëngatu. xam nga loolu tamit xam nga peut-être dañu expliquer wul beaucoup plus clairement. la faute à qui. peut-être suñu faute la expliquer wuñu beaucoup plus clairement ni nga xam ni noonu la mbir yi di demee gis nga Aïssatou defar saxaar boo xam ni day daw kilomètres yi TER yi war a daw diggante Diamniadio AIBD ak Dakar mu def ko 37 minutes nga xam ni que ni suuf si muy jaar urgence bi aussi. mais si loolu parce que boo xoolee tamit bëgg naa si ñu tax parce que laaj bi dafa bari tey temps baa ngi dem. mais dama jàpp ne ñun fii dañu am en tout cas président Macky Sall dafa joxe impression un peu que dëgg-dëgg amul sens de priorité que dépense de prestige moo ko intéressé xëy na dégg naa sax ay experts yu ko wax ñu ko dox ne lu tax firnde kiiwul songul inondation yii ba inondation yi nekk fi benn souvenir mooy inondation yi loo fi mën a dépense tamit ci suuf lay def nekk lu ñu mën a nit teg bët du loo xam ne bu subaa mën na ko campagner te foofu sa erreur la ndaxte ñu doon patax si ndox bi bu ñu amatulee ndox dañu xam ne Macky Sall moo fa jaar waaye il a préféré en lieu et place mu résoudre définitivement les inondations mais mu dugg ci ay dépenses yoo xam ne de prestige ay terres yoo xam ne amuñu benn njariñ immédiatement mais loo xam ne mën na romb daal terre ku romb ne terre bi maa ko fi def lu nit mën a gis loolu tamit c'est une grosse erreur de gestion. je ne crois pas gis nga en management mënoo rek un bon manager mënoo rek di gérer ay urgence rek déedéet un bon manager da ngay gérer urgence mais di anticiper sinon boo anticiper wul mais les urgences dañuy vont devenir récurrentes donc tey am nañu problème bu am solo ci Sénégal problème bu metti boo xam ni dafay coûter suñu koom mooy la fluidité da ngay xool tey ku jóge Guédiawaye tey bëgg a ñëw liggéey si Dakar da ngay yeewu ay 4 heures du matin oto yi carburant bi ñuy lakk bu ñu taxawee ci embouteillage yi te ñun produire guñu pétrole mais loolu yëpp dafa nekk ay devises yoo xam ni dañ koy sànnil bitim réew donc pour ne serait-ce que pour nga am ressources yi nga xam ni di nga mën a gën di gérer urgence yi il faut nga anticiper taxawal nag de grands projets yoo xam ni que ni moo lay dimbali ëllëg waaye ci diggante bi nag dana metti waaye nañ ko jàppee noonu rek incha allah bis bu TER bi dawee ñun ñëpp daañu alhamdulilah rabbil alamin te dootul yàgg yàlla ñu ko fekkee alors Pape Mayel Thiam administrateur général bu Alliance pour la République par ailleurs premier vice-président du HCCT ñu dox si leneen ci li ñuy ñëw nag mooy justement vite fait 2 secondes rek ndax temps bi mi ngi dem Assemblée nationale ñu ko ŋaañ bëri na rawatina waa PDS yi nga xam ne dañoo sàkku woon ci ba tey ñu leeral enveloppe 766 milliards yi ñu auditionné responsable yeeg ñu acteurs yeeg yooyu ñoom en lieu et place de en tout cas ils ont préféré ñëpp doon xaar commission d'enquête parlementaire nga xam ne moo gën a efficiente quand même osons le dire mais ñoom ñu préféré
def mission d'information comme son nom l'indique qui informe loo xam ne dëgg-dëgg est-ce que loolu moo nekkoon urgence bi. mais ñooñu ngay wax de xam naa seen yaram war na daw tuuti. ndax boo waxee loolu rek sama ñi ci ëpp dañoo bokkoon ci signé woon pétition bi. dàq président Macky Sall bii tey. bés ba mu waxoon ni que ni daa bëggoon rek ñu leeral ci benn kii bref. loolu amul solo li am solo mooy assemblée nationale mais ministre bu ñu woo mais day ñëw wuy si te loolu président de la république moo ko bëgg. mission d'information bu ñu wax. ci lu mel ni nga xam ne nit ñi dañu doon xaar enquête parlementaire. mais bu leen neexee. bu leer situé responsabilité. mais assemblée su leen neexee ñu def ko. Aïssatou maa ngi lay fàttalil ni que ni président bi mu ñëwee ci suñu dernière constitution bi dafa am lu mu ci dugal loo xam ni day gën a dooleel assemblée. xam nga bu njëkk assemblée amul woon droit dem di saytu. léegi président da leen jox droit pour ñu dem saytu ji li nga xam ni moom la ministre kon loolu amul problème non buñ ko deful aussi waa député opposition bi aussi ci lañ bokk. mais xam nga nag comme ñoom duñu majorité ñi ngi ci sax xam nga dafa di yoo xam ni que ni population bi des fois ñoo dul jot la véritable information mais assemblée procédure am dafa gudd il faut ay commission dajaloo nangam et cetera ba ñu àgg la nga xam ni moom la citoyens yi di xaar te loolu aussi c'est normal. Pape Mayel sa institution bi nga bokk di vice président ba premier vice président bi te sama yaay Aminata Mbengue Ndiaye jiite ko dégguñu leen ci lii ci inondation yi lu tax vite fait 2 secondes. def nañu leen ci mën. mooy lan. participer nañu ci pour jàppale def nañ ko ci Covid bi def ko ci inondation bi. ba noppi it mbooleem membre au conseil ca bul fàtte nit ñi au conseil ci gox-goxaan yi la ñu dëkk. kenn ku ci nekk yaa ngay bay sa waar man maa ngi gis information yi di leen gërëm également. d'accord alors ci au conseil boobu bëri na. su ma waxee rek benn chiffre ne je pense pas me tromper su ma nee 99% sénégalais yi ñoom dañuy sàkku président Macky Sall ba muy en 2012 ba muy ñëw di tas conseil économique bu fi nekkoon di suulaale Sénat ba ak ñoom seen mu profité jàppale ñu rek tasaluñu au conseil bi ak doomu ndeyam conseil économique social nga xam ne ñu bari jàpp ne dëgg-dëgg amuñu benn njariñ Sénégal lu dul recaser fa kale fa ñoo xam ne clientèle politique boo xam ne xamul nu mu leen def xamul fu leen dugal mu dugal leen fa budget yooyu nag bi nga jëlee dajale ko am nañu ko yeyooy bokk na si sinistre yi kon dëgg-dëgg pameel lu ñooñu loo leen di wax ñiy sàkku ñu seer yow fa ngay fayeeku. waaw déjà budget au conseil ak conseil économique social mu néew na trop ci li nga xam ni moom la ñu laaj pour mën a régler problème mu mbënd bi benn bi ci des mooy bul fàtte ni président de la république bi muy ñëw au conseil créé jëlul nguur gi rek créé ko de au conseil des collectivités territoriales mi ngi woon ci yoonu yokkute donc yoonu yokkute boobu sénégalais yi ñoo ko plébiscité au conseil des collectivités territoriales directive wu CEDEAO la réewu CEDEAO yépp dañ ko war a am ba noppi nag rax ci dolli ñi nga xam ne ñooy liggéeyee au conseil des collectivités territoriales mais ay sénégalais yu digne yu am expertise te bu leen fàtte ni que ni sénégalais yooyu nekk au conseil des collectivités territoriales naam dañuy jël ay salaires yoo xam ni que ni ci budget état bi la mais ña ngi koy séddoo nag ak seen i naataango au conseil ña ngay ngénte au conseil yaa ngay jënd ordonnance au conseil yaa ngay jënd ay nag ci budget di donc c'est non en fait kooku dama wax fondamentalement sax du loolu mooy seen mission mais dama bëgg a wax rek ni que ni bëgguma ñu caricaturer leen noonu rek ñi ngi def ay liggéey yu am solo parce que au conseil économique bi dëggantaan yéen dafa mel ne chambre de résonance ngeen tàccu ngeen fa nekkee ndax assemblée nationale mooy tëgal guy ba xam nga léegi wax naa léegi na la man grand dama laa sax yéenewul conseil économique et social au conseil bi pour man yaa ko mag waaw donc dëggantaan lële au conseil bi ak doomu ndeyam conseil économique bële ñëpp jàpp nañu ñu ngi dañ nekk en sursis yow loolu dégg nga ko quand même. man nag Aïssa dama lay xamal leen ci loolu nga wax man yàlla natoowuma may toog foo xam ni tàccu rek laa fay nekkee te du ma ko bindoo wuñ ma noonu
yare wuñ ma noonu te yàlla jox na ma ci sama àdduna loo xam ni que ni bu ma wëlbatikoo xeeb sama bopp ba nga xam ne lu ñu wax ma tàccu rek te bokkul li ma gëm kon yàlla dana ma alak te bokkuma ci yooyu au conseil dañ fa nekk di sotti ay xalaat yu am solo di ko digal président de la république bul fàtte ni que ni tey suñu axe de gouvernance ñu ngi ko teg ci acte 3 de la décentralisation au conseil rek mooy kuréel gi nga xam ni dana xelal président ci wàllu woowu te ñu ngi koy xelal te liñ koy xelal nit ñi ñu ngi koy gis te ba xoolal fi mu ne nii ñi ngi préparé benn session boo xam ni xam nga ci lan la jëm ci fiscalité des collectivités territoriales. ban impact lay am c'est un rapport yooyu dafay nekk encore des rapports de plus mais ñun askan wi sentiwuñu dëggantaan njëriñu au conseil ak doomu ndeyam conseil économique. waaw xam nga institution d'expertise moo demee noonu. mais Sénégal soxla na loolu. mais bañ a soxla man maa ngi fàttaliku temps yi ma yoree sama cabinet am na ay entreprises yoo xam ni boo leen waxee ñaari phrase rek mais fu ñu waroon perte 1 milliard mais gagné fa 4 milliards. léegi nag yow bu fekkee ne da ngaa gàtt xel da nga naan xel moomu nga ko xelal jariñul dara mais loolu la au conseil des collectivités territoriales mel xel yi nga xam ni moom la ñuy sotti di ko xelal président de la république. mais collectivités yi dañ koy yëg ci wàllu attractivité des territoires. wàllu fiscalité. pour yow jaruñu koy tas. tas nag défendre sa salaire rek. non tas nag non du question défendre sama salaire ndax li bëy daan dundee ba doonu psychiatre mën na ci dundee ba dee te yàlla suturaal nañu avant ñoom ñuy dugg ci politique yàlla suturaal nañu ba nga xam ni que ni fa tabaarakallaa lañ daan am sax fa tabaarakallaa mais dañ ko def ndax réew mi jar na ko du question wu du histoire u salaire tey président de la république bu dee histoire u salaire rek mais nguur dafa yaatu ku mu bëgg a jox teraanga mën na la ko jox feneen ak feneen du affaire boobu mais c'est que suñu loi fondamentale moo ko consacré CEDEAO joxe ko comme directive ba noppi ñuy liggéey yoo xam ni am na jeexital ci askan wi bërki démb yaa ngi dégg la fonction publique locale suba di nga dégg la fiscalité des collectivités territoriales wax nañu ci l'attractivité des territoires ñi ngi réfléchir sur les pôles territoires ak yeneen réew nag xel ak xalaata ko yor nag ak jëf d'accord naa alors yéen nag Pamela Thiam premier vice-président bu au conseil dañ def rek fast track sa boss moo ko woote directeur général bu ONAS ba tey baa ngi ci inondation yi def na fi bu lu rëy mooy xaw ma bu taat la woon xaw ma daanoon kam xaw ma naa nga après il a été pris donc en tout cas ñu jël ko au mot mooy dafay invité Sonko donc pour mu ñëw seet si ko ñu waxtaane inondation yi mu leeral ko yu bari loolu tamit ñu bari tàcc ko nag jàpp ne dëgg-dëgg venant d'un DG vraiment parce que daal gage de transparence la ci ni muy doxalee yëf ya ba ñu naroon gisante ci àjjuma ja ci ginnaaw ga nag moom DG ba muy Lansana Gagny Sakho daal di mel ni ku dawaale prétexte ne dafa emploi temps moo chargé nangam sangam foofu nag li ma la fay laaj mooy est-ce que nekkul dañ ko ci kaw moom Lansana dañ ko xëccee affaire yi da ko nag attends yow yaa ngi bëgg ëppal pourquoi nga war a dajale jàkkaarloog Sonko nangam sangam qu'est-ce qu'il y a derrière cette invitation là ratée. bon am nga ci ay écho. man loolu dama ko dégg rek dans la presse mais li ma ci mën a xam mooy benn Sonko bu dee daf fa dem en tant que député waru ko def. parce que Assemblée nationale. bon am nañu seeni yoon yoo xam ni que ni lu ñu bëgg a saytu mën nañ ko saytu xam naa nag bëgg na loolu ngeen di wax buzz. moo tax mu demee noonu. et deuxième élément mooy bu fekkee ni dañoo war a rendre compte Assemblée nationale. mais du DG ONAS mooy rendre compte. DG ONAS am na tutelle boo xam ni que ni moom mooy dem te bis bu ko assemblée wooyee. mu dem mais maintenant qu'un citoyen bëgg a dem ci benn audience ak benn DG benn rencontre ak benn DG. vraiment c'est un non événement mais bu fekkee ni que Sakho da koo def. teg ko ci initiative bu mu jël pour fësal boppam pour wone maanaam quelle que soit ambition bi mu ci am transparence ak lu mu mënti doon mais je pense que erreur la def te xam naa ko bu baax également xam naa ni que ni ku xarañ la ci liggéeyam mais erreur am mooy même bu fekkoon ni sax dafa amoon rendez-vous ak benn citoyen mais jarul fësal ci presse bi te man jàpp naa ni que ni kooku ngay wax mais dafa dem en tant que citoyen quand bien même chef de parti la mais vous vous rendez compte bu fekkoon ni chef de parti bu ci nekk Sénégal
Sénégal il y a plus de 300 partis chef de parti bu ci nekk bu jógee daal ni way DG bi dana ma consacrer le temps de temps pour wan ma xam nga li gën a bon ci àdduna mooy nga teg sa bopp loo nekkul nit day xam boppam waaw ci wàllu wépp nag waaw dégg naa la waaye quand même nag Pape Maître Thiam dëgg seen parti bi nag foo ñu taxaw fa def fa taxaw seetlu ndax juñu naa ko sànq ci njëlbéenu émission bi yéen seen communication chaque jour ñu dégg président Macky Sall di jooytu communication ni mu sooxewee waaye man li ma ñun ñii journalistes yi li ñu gën a jaaxal mooy président Macky Sall ñamu fal DG fal leen PCA fal leen ministre bu dee dañ ko war a défendre duñ ñëw ci plateau yi ñoom ñëppay waaf waaw duñu ñëw il préfère dem ci en tout cas plateau bu ñuy dem mooy dafay fekk mu leer leen bu ñu demee ci plateau boobu dañuy fësal ñoom seen bopp la ñuy fësal ak seen liggéey ci seen ministère wala seen en tout cas seen ay yëf respectif loo xam ne dafa uteeg li ma jàpp ne mooy mission bu leen président Macky Sall jox yow mii gis nañ ne fan yii yëpp yow yaay nekkal président Macky Sall ci rajo yeeg télé yi dégg nga te nag dëgg-dëgg c'est vrai yaa administrateur parti bi waaye nag dafa am ñeneen ñoo xam ne seen mission loolu la man dama bëgg a xam lii fin de lañ lay nuróol ci ñenn ñi wala danoo mere président Macky Sall mere gu sew frustré yaa bari wala président Macky Sall moo juum ci casting bi mu def ci ay nomination am na yoo xam ni du ma ci mën a tontu ndax kenn ku ci nekk la ngay yàlla mayu ma mën a nettali géntu jàmbur waaye man ci sama wàllu bopp fuñ ma mës a woo mu jëm ci défendre président de la République défendre ses réalisations défendre le parti bala ñu maa woo sax man maay woote pour ñu woo ma ndax loolu laa fi nekkee ndax as gor la nga xam ni que ni da nga ca nekk gëm ko te ba nga cay nekk kenn forcé wu la da nga war a wëlbatiku taxaw fexe ba loolu nga fësal ko bu baax a baax man de ci loolu laa nekk ci loolu laa xam et yaa ngi may aussi benn occasion ma gën a ñaaxaat suñu responsable yi ak suñu militants yi gën a ñaaxaat laay wax ndax am na ci ñu bëri ñoo xam ni également remarque boobu nga def mënuñu ko appliquer ci ñoom ndax guddeeg bëccëg ñi ngi dem ci organe de presse yi ñi ngi dem ci population yi parce que aussi communication nekkul rek média xëy na am na taxawaay boo xam ni mënoon nañ ko gën a taxawee te mu des waaye loolu terewul population bi suba suñu xëyee ña ngay dawal ñoom seen communication bopp ndax góor ga ma waxoon ni que ni yàlla na Macky Sall gudd fan ndax xaw naa ñàkk sama ñetteel ndax sama retraite dafa tuuti woon lool mais bi mu revaloriser retraite yi sama ñetteel diggante bi gën naa ratax xam nga kooku jaratul communication donc li am solo mooy ñun ñëpp dañu ànd ak président Macky Sall gëm suñu benn projet de société boo xam ni moo nekk ci bopp ba mu koy doxali te ni mu koy doxalee ñun ñëpp ñu bëkki dañoo war a génn di ko gën a fësal ma ni te loolu nga baal ma appel bu may lancé la nañu gën a takkuwaat fàttaliku ni que ni 2012 ñun ñëpp dañu àndoon nekk benn te mbër ma ñu jàkkaarloo woon nekkul woon mbër mu tuuti mais nañu àndee woon nekk benn di dawal communication bi di dawal solidarité entre ñun buñ ko àndee amul dara lu ñu mën a tëj ci réew mi te it waxal Macky Sall yomb na da ngay xool rek li nga gis rek di wax loolu dong mais xam nga ne waxal Macky Sall yomb na waaye defaan Macky Sall tamit yombul ndaxte lu ko waral mooy sànq juñu naa nee naa la li fi nekk ci ay frustré chaque conseil des ministres ñu dugal benn transhumant dégg nga en lieu et place d'un militant d'un apériste de souche dégg nga buñ yooyu yëpp nag boo ko accumulé dajale ko dafa da mooy créer une masse de frustrés boo xam ne benn force dormante la bu nekk ci xolu APR dégg nga xëy na nañu xaar ñu éclaté te yaa ngi dégg nag loolu nag mi ngi am jamono ji nga déggee ñu naan gouvernement élargi ak yu mel noonu nga dégg ay tur yu ñu ne tur bii mooy dugg fii mooy dugg fële mooy dugg fee di dégg ko fi benn APS bi dugal loolu nag man bëgg naa nga wax ma sa xalaat ci APR yi ñi nga xam ne dañoo frustré parce que dañ jàpp ne li ñu waroon parti bi fu mu leen woon taxawoo leen noonu et que on fait trop la part belle aux alliés et aux transhumants ak aussi gouvernement élargi bii nga xam ne
ñu ngi koy wax te léegi nekkatul rumeur ndaxte président Macky Sall presque moo ko wax ci ay kuréel te ba ko journaux yi fësalee ba léegi amul kenn ku génn ci bokk ci président Macky Sall di voix officielle boo xam ne weddi na ko kon nañu mën jàpp ne loolu information bu vrai la foofu laa bëgg Pape Mayel nga ñëw a man. non certes parti politique bu ñëw au pouvoir rek par le fait de l'attractivité di nga xëcc ñoo xam ni ànduñu woon ak yow démb di nga it ku tànn rek daal di beddi ku tànn beddi comprendre naa yenn frustration yi waaye la nga xam ni moom la ñu war a jël teg suñu bët mooy la taxoon ñu fal ko mi ngi ci dëgg la ci xolu doomu aadama nga ànd ak koo xam ni da nga doon xeex ak moom yeewu suba kooko ñu promouvoir que la bàyyi la di nga ko mën a xalaate nu mu mënti doon waaye man ma jàpp ni li ëpp solo nañ jël réew mi rek teg suñu bët nañ jël suñu bët rek teg ko ci réew mi mais transhumance yi dérangé wu yow gis nga à propos de damay taxañ ñaari question yoo posé à propos du gouvernement élargi mais man nit ñi dañuy wax ma ni mais man loolu ci Macky Sall non événement la Macky Sall bi mu faloo ba léegi gouvernement élargi la musa def c'est-à-dire bi mu faloo ba léegi am na ñoo xam ni bokkul ak ñoom parti am na ñu mu jël non mais am na ñoo xam ni jël na leen mësuñoo def sax politique mais moom la pàccum ndayum réew mi jox sañ-sañub seet ka nga xam ni neex na ko mu óolu ko mu teg ko ci bërëb te dénk ko wóolu man nag nit ka nga xam ni nag moom la ñu constitution bi jox prérogative bi mu ni diw mii moo ma doy fii mais dama ko koy nangul mais li am solo mooy ñu xool nag ndax diw moomu mu teg foofu ndax la nga xam ni moom la ñuy xaar ci moom am na ay jeexital wala loolu moo am solo tey nag franchement mënuma d'un côté ñii di wax naan way touche pas à ma constitution te bu fekkee ni kaawu Macky Sall la rek nga xam ni que ni li ko constitution bi may ñu bëgg a jël damm loxo loola mënta nekk nag léegi frustré yi nag Pamela Thiam mais frustré yi kooku mënoon amul frustré seen parti mais parti politique yëpp bu nekk au pouvoir ci adduna bépp day am frustré ndax kenn ku ci nekk xam nga pouvoir dafa mel ni guy gu ay si ndax tag si ndax bu nekk defe nga ni fa nga tag rek fa la guy gi yem fekk na guy gi weesu na loolu c'est vrai am na ñoo xam ni tey dañoo bokkoon ci élaborer programme de société bi ñu taxawaloon ñun ñëpp ñooñu tey bu ñu demee ba bay dawal programme boobu mais c'est normal que ñoom ñu am benn sentiment boo xam ni danaañ bëgg naa bokk ci nga xam ni ñooy doxal programme boobu buñ la ci boolewul nga frustré bon mais Pamela ci frustré yi xam nga dafa bëri ñoo xam ne wax naa ko sànq yow da ngaa bàyyi lu bëri Burkina yow ñëw fii Sénégal gëm projet wala boog offre politique bu président Macky Sall doon proposé nga ñëw bàyyi lépp ànd ak moom ngeen bokk doo xeex bi ba ngeen ànd ak moom di xeex boobu xamoo woon ndax xeex bi dina àntu positivement ou pas dëgg la ngeen ànd ni nga ko defee nag noonu la ko junni nit defee dëgg la ba APR agsi fii mu agsi tey muy ngeen jël président Macky Sall dugal ko palais présidentiel waaye constat bi mooy président Macky Sall dafa mel ne mënul trop àndandoo ndax aujourd'hui ñam àndandoon démb ñu bari tey nekkatuñoo ko moom ñooñu moom jàpp na ne ci lu bari li muy waxtaan ak ñu bari di ko wax fi nga toog ñu bari toog nañ fi di ko wax ko fi mooy wàccoo na ak ses compagnons de la première heure léegi nag le tour à ceux de la 25e heure bu ñu ko mënee waxee noonu yow mii sax Pape Mayel yàgg naa dégg ay rumeur ak yooyu ñuy wax naan ak tamit ñoo xam ne dañ jàpp ne mérité nga leneen quand même lu au conseil ndawul de sa poste bi ndawul de waaye ñu bëri dañ jàpp ne par rapport ak sa vécu sa CV macha allah nu mu diisee ak la nga sekk ak moom Macky Sall ak ñamu nommé dëgg-dëgg waroon na laa gesoon na neneen nag lu jox la nag ci dugal la ci au conseil bële et j'en veux pour preuve peut-être li nga xam ne ba ñëm si yàlla Ousmane Tanor Dieng dëddoo ci bopp au conseil boobu ñu bëri yow la ñoon xaar ne nag président Macky Sall quand même wàccoo na ak alliés yi ndax jox na leen ku ne mosal na la benn tàngal donc il est temps quand même que APR na waa APR di ñaanee nekk ci bopp assemblée nationale bu Moustapha Niasse dëgg-dëgg mu dem noppalu ji noonu tamit la ñu bëri doon la fi xaaree yow ndax nekk ko premier vice-président du au conseil pour rien du tout
donc loolu mujjul am finalement laaj bi mooy dëggantaan président Macky Sall ndax nekk noonam gënul wóor nekk xaritam. gis nga nag Aïssatou man nag dafa am lu ma yàlla bindee man dama jàpp ni kenn yorul lenn kenn yàlla moo yor lépp ñëpp te da koy jaarale ci doomu aadama te lu jot rek yomb li nga xam ni man moom laa jàpp mooy la ma taxoon a jóg moo doon sama réew la ma taxoon a jóg moo doon jàppale président Macky Sall sama diggante ak moom la nga xam ni moo ci nekkul loo xam ni dañ koy wax ci plateau de télévision liggéey bi mu ma dénk it suba su ma xëyee maa ngi koy def ma lay xamal ni que ni téeméer yu àndoon ak Macky Sall gën gaa néew juróom-ñeent fukk yëpp ak juróom-ñeent ñi ngi àndaat ak moom ndax la taxoon ñu àndaat ak moom ci suuf kenn ku ci nekk nag ak na nga gisee àdduna su ma temps bi mayoon dinaa la nettali benn anecdote boo xam ni que ni bu waa këram déggee dinañu xam ki may bëgg a wax dafa ñëw si man di jooy ndax dañoo président dafa yóbbu Màkka ka nga xam ni moo nekkoon PDS doon xeex ak moom ci bërëb ba mu nekkoon ba mu ñëwee wax ma ko ma daal di def benn note ci ginnaaw gi yëguma sax ni président yóbbu na kooku Màkka ki ñëwoon di jooytu loolu yëguma ci lu dul ma toog benn bés ñu ni ma ndax yëg nga ni diw dafa bokk ci ñi dee mun na pour wax la ni que ni rek li ñuy ñaan yàlla mooy lu yàlla di andi si ñun rek yàlla na nekk lu gën ci ñun gën ci askan wi te it ba ñu doon ñëw di liggéey xalaatuñu woon li ñu xalaatoon rek moo doon génne woon Sénégal ci guute gi gunge président de la République mu réaliser loo xam ni que ni Sénégal dina ci gis boppam d'accord alors boobu yaa communication ma bàyyi la ko temps bi nag jeex na tàkk sama nijaay El Hadj Mamadou Cissé comme d'habitude rek nga même tuuti buñaa bi nag moom taf lay doon vite fait question réponse buñaa bi mooy 2024 APR kan mooy nekk candidat moom bés bu ñu tollee ci wax ci loola APR comme nañ ko defee woon 2012 bu leen fàtte congrès bu rëy ba ñu defoon jàmmalaay daw man gisuma man du ma mës a daw du ma mës a daw mais dama jàpp ni xoolal dama déedéet man du ma daw troisième mandat dama ni lamb gu ñu tëggagul kenn du ko bëre mais yow mën la dàq sax yow non au conseil au conseil ba ñu wàcceel la waaw non nekkul sax ñu ci jëlee la Aïssatou nekkul loolu ba noppi nag dinaa la wax dara il faut nit ñi xam ko dañu nekk ci démocratie man je ne peux pas comprendre que président ñu fal ko tàmbaleegul mandat ñëpp non mais mi ngi nekk 25% de son mandat ñëpp bëgg a wax ni que ni tey bu fekkoon ni tey président dafa jëloon tey nekkoon un homme politique plutôt qu'un homme d'État jël troisième mandat xaw ma deuxième mandat xaw ma troisième mandat ngeen di wax rek teg ko ci fësam wala deuxième wala troisième bii bu mu nekk nii mais ci deuxième wala premier la xam nga bari na ñu ciy wax ku sox ci dàq la non déedéet mais non déedéet gis nga bu leen dégg lu ñu tëll rek nga ni damm na la nekk ca biir yëpp jarul ñu koy wax nii ci kaw plateau bi mais li ma la bëgg wax foofu il faut ñu respecter man dégg naa ay sénégalais yoo xam ni président dem na inauguré foofu ma dégg ñu naan waaye président yàlla na nga nekk président de la république ba 2035 dégg naa benn docteur dafa ni ma mais ci am yéen seen constitution bi mu ni man dama ko jël teg ko en médecine docteur mooy wax ma ni mu ni ma boo jëlee par exemple benn malade bu am angine di def automédication dégg nga jël 5 antibiotiques faju ko ma ñëw ñu andil ma ko ma jox ko benn traitement bu antibiotique boo xam ni ñaari paquet la ma ni ko antibiotique yi nag mënoo ci weesu traitement bi mooy antibiotique bii waaye mënoo ci weesu ñaari paquet mais loolu yëpp ay xalaat la mais dama ni loolu ñun itteeluñu fi ñu toll nii xam nga lan moo ñu itteel bés buñ ci tolloo war a wax kan mooy suñu candidat mais kooku constitution bi renvoyé ci constitution bi te non léegi xale yaa ngi bëgg nag seen caméra masse léegi Bamaya Thiam Abdoulaye Makhtar Diop Gansagne Dakar moom day militer pour la suppression de la limitation des mandats kon d'accord nga ceeg moom non man d'accorduma ak Abdoulaye Makhtar Diop non parce que ñun bi ñu ñëwee jël nguur gi président de la République moom ci wàllu boppam ñu ak ñun ñëpp mais d'accord nañu ni que ni président de la République day ñëw def liggéeyam li ko nguur gi may li ko constitution bi may kon pour yow oui ku prôner suppression de la limitation des mandats antidémocrate nga
waxuma ni anti-démo aguma ci jugement. mais d'accord ci. non man d'accorduma si mais ce qui est certain mooy li may bañ mooy ñuy jaay sénégalais yi ni que oui Macky Sall mënul présenter wu en 2024 waruñu ko wax. mais mënu ko. mais ñu ko wax mais loolu mooy sa xalaat Aïssatou. mais am na ñoo xam ni mais ñi ngi naan mën na ko. mais moom gannaaw loolu dafay andi ay jiixi jaaxa te li nga xam ni moom moo tax ñu fal ko mu ni këtt ni jonn fii mu war ko régler moo tax mu ni leen nañ leen bàyyi ba tollu ci. léegi ñi wax ne bu ñu supprimer bu ñu supprimer nañ supprimer limitation mandat yi ñooñu dañuy wax pour neexal président ou pas. ñoom ñoo xam la nekk seen xel. mais yow d'accord aussi. mais ñoom ñoo xam ñoom la nekk seen xel. mais li nga xam ni xam naa ko. mooy du ma nangu mukk. ñu taxaw bëgg a jaay sénégalais yi forcément que ni Macky Sall 2024 dafi war a jógee. yéen a mën a koy boole nga tontu bu nekk waaw wala déet. mooy report local yi. ñu ngi koy ngunumee jaadu na wala jaadul ci yow. mais loolu mi ngi dépendre ci dialogue politique bi nga xam ni président taxawal na ko. te lu ñu mën a décider ci wàllu boobu ci dialogue politique bi lañ koy décider. d'accord alors sa émission jeex na donc temps bi dafa gaaw dem na Pape Mayel Thiam ma bàyyi la nga tàggatoo. maa ngi lay gërëm Aïssatou vraiment di le sant bi nga ma joxee occasion ma wax ak askan wi. di wax rek ni nañu dal bon ñi ngi bëgg a agiter loo xam ni que ni jotagul. nañ bàyyi ba mu jot. te loolu foofu laay daaneele sama kàddu gis nga ñun APR lu ñuy def dañ koy def ak stratégie. ba ñu waree jiital Macky Sall mu nekk suñu candidat en 2012 dañ koo def ca ba mu jotee. bés bu jotee également dinañu won Sénégalais yi kan mooy suñu candidat te daañu def lépp pour conserver pouvoir bi au moins jusqu'à 2035. dégg nga bu baax la nga mujjee wax nga ni yéen da ngeen def lépp. pour conserver pouvoir bi en 2035. xam nga dégg naa ngay wax loolu. lu weesu 2035. mais nag ñemewoo àgg ba ci fond ba. ba ci fan. naka ngay def ba conserver pouvoir bi jusqu'à 2035 nee nga ne ba lu ko weesu. bëgg nañu sax conserver pouvoir bi ba lu weesu 2035 te incha allah rabi daañu am candidat bu dëgër en 2024. waaye fi ñu toll nii. ki nga xam ni moom mooy ki nga xam ni mooy non dafa jotagul ki nga xam ni aujourd'hui mooy suñu chef de parti yàlla daf ko teg benn charge boo xam ni loolu la war a gérer. bés bu ñu demee ba nga xam ni war nañu tëgg nañu làmb ji kenn du ñu jiitu ci géew bi waaye làmb bu ñu tëggagul nag kenn du ko bëre. Pape Mayel Thiam la woon administrateur général bu Alliance pour la République premier vice-président bu Haut Conseil donc HCCT mënuma wax lu ci topp man li may jàpp na vraiment mooy yooyu na dañ ko waroon ut nuñ ko bagaasee loolu dafa am solo ma lay gërëm di la sant bu baax ci waxtaan wi di gërëm bu baax mbokk yi nga xam ne ñu ngi doon teewlu émission bi di gërëm sama équipe bi Ibrahima Cissé Madamel sama frère boobu nekk foofu ci production ba fegoog Maawo Cissé Mbissa Ndoye Mass Aji Soumaré Moussa Sène ci li nga xam ne mooy montage bi ak nag ñoom MC Habib tout le monde su ma limee damay juum di gërëm bu baax aussi kii nag mooy Mado utal naa la benn wujju muy Abiz mooy borom Black Hair by Amsatou ma nga foofu ca Ouest Foire Tali Wali moo def tissage bi ñu ko ci gërëm di ko sant moom ak ñamu àndal ñëpp Abiz kon ñi ngi koy testé ci biir émission bi stagiaire la ci émission bi Abiz donc Madeleine nag nga xam ne dëgg-dëgg qui est très jalouse de ci terrain wam donc moo def make-up bi Glam Sall Baye Mado alors Abiz ku bëgg coiffure bi ak yeneen yi ni mel yi dàq yi rek ngeen woo ko numéro téléphone am Moussa Sène mi ngi doon ci suuf. dàq li moom jafe na. waaw rafet na yaa gis nga ko dàq li jafe na di gërëm nag bu baax nag tey nag nee na émission bi dëgg-dëgg dama ci am loo xam ne ba ma def émission ba léegi musuma am bu mel nii gis naa lu ne waaye bii moom musuma ko gis mooy monsieur Thiam dafa ñëw ak madame Thiam Aïda sama xarit bu bees tàq bi nga xam ne ma ko daj ci paquet dëgg-dëgg tey mu ñëw vraiment accompagner monsieur gérer monsieur coacher monsieur abi macha allah
toutes nos félicitations de la part de toutes les dames du Sénégal lii nag mooy yoon ba ma nga ne ci ruq ba toog di ko gërëm di ko sant sama xarit bi il faut ma ñëw mu jox ma ay quelques clés donc face to face beneen dimanche incha allah jërëjëf. Marième Faye Sall lay roy.